Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ufok Diofior, ufok département Fatick, ufok Saaxle Sénégal. Inawe simna nun. Inu simna nun a paax mbaasno xa nun xaq. To mbaasana nun xaq tabaski keke inorna. Ngada rogu yaal. Fe andone ten sako in a yene itam i mbaɗoxin te fiyana in jam a fiyanina Diofior a fiyanin Saaxle a fiyanina Sénégal xeɗam keke i mbi'in mbaan tabaski feke i maadin mbaan e xaye i numtooxiida njasnoor fu nun Diofior nun Saaxle pour mbaxtaan fu nuun na ɗelema taɓu ya ñëfu it na itam awa andoona yee i mbuga te njegu njiriñ na in a njegu njiriñ na Saaxle ya ɗelema ken ten ref kum nu anda ye depuis faak campagne électorale a weta pour élection législative kon a wara xaye i mbadiidanga meen i njasnoor fu nuun mbaxtaan fu nuun lala nun me bet laya nun ne i mbugna njallit législative ken ino an in we andoona ye élection locale keke passer na nu nga a in i letna nun xa ɓay nuun laya nuune pour nu ngar i njal saate fe ino an ten ref ino Yewwi Askan Wi ino an ten ref ino Taxawu Sénégal ino an ten ref ino Grand Parti Daouda Singhi Thiam ino an ino PUR ino an ino Wallu Sénégal andoona ye den ɓaatooxiidu koy an doole mbokatoor ne andoona ye ten i nqeɗeegu yaaga bo ndiik nga ewe xa ɓii nuun en comprendre message fe nu coox'ina den élection locale ke a ngara a mbokatoor ndaa keke koy a jollata élection locale in we na législative e to oxu ɗeetna saate fe me te tolloorna an gilooxe a paax oxu ɗeetna saate fe me te tolloorna a tolloorin na démocratie e o ande rek i mbara mbaatu mbokatoor mbi calel leŋ ndax ke andoona ye roogo roog oxo Saaxle to ke wolof a laya ye li raam cin ñag bi la jëm a jeg ka andoona ye i mbarnu mbaagu éviter mbokatoor nen i ngooyu fop mbokatoor nen ten taxu bo i mbokatoo xay ten taxu it bo i ɓisiidu ñuxrul leŋ ngeɗa nuun rek nu nangilota in a yiif o kiin o kiin na in xana ɓisiida nuun message o kiin o kiin koy ka te layka njilyo teen ke andoona yee a jega o njiriñ rek ino fop te waago ref njiriñ in assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu njoko njal ufok Diofior simna fop kiin o kiin ngonum fo o simangolum mais etit ka nak ten re luɓa propos ke andoona ye ten mon grand frère mon père fopes dal na politique Moustapha Diouf a adotna ten resimin saate fe souhaiter a den bonne fête de Tabaski maaga dal ten bug'um o etit fu spectateur ke andoona ye a wumbuda in a nangilooxa in et je me présente Abdoulaye Thiam, secrétaire communal Parti démocratique sénégalais au niveau de la commune de Diofior et en l'occurrence également représentant de monsieur Daouda Faye de la coalition Wallu Sénégal bug u ɓaat no ke monsieur Diouf a layna ndiiki sens fe leka nak are intercoalition fe andoona ye Wallu a rokiida teen sens fe intercoalition fe saaxu leen ten bug umu le yaam a refa tiya andoona ye a jega o njiriñ trop na in homme politique également na nuno les populations et militants andoona ye dena accompagner a in sur le terrain
saxu leen également mbug u leye ke wàllu sentir na bo age a wara waago yoon fu yeewi fu ne yeewi sentir na aussi a wet xa buntu xe ten a ge a wara waago yoon fu wàllu ke ɓisidna keen a refa a ñoxala andoona yee ino fop i nge'a ne situation fe saate fe a tolooxna kino kiin a waru dam teen également i mbugu expliquer a nuun ndik no ke andoona yee ten na cunga in ino militant ke en particulier militant ke andoona yee surtout wàllu ndef yaam ke ɓisina coalition fe intercoalition niveau département ke tena leyu njanganga exemple fe département de Fatick wàllu Sénégal a refa coalition na andoona yee a wara voter kam intercoalition fe Yewwi Askan Wi militant ke wàllu Sénégal il lancé un appel nuno tout a biltele andoona yee ten Yewwi Askan Wi reta au niveau du département de Fatick te refu xeeke ten i présenter a nuun couleur ke PDS den i ndokooxu ndaa yit bulletin le Yewwi Askan Wi ten i voté ka au niveau de la commune de Diofior également au niveau du département de Fatick ino fop i antin nen iyo appel fen daal ten i lancé a nuun nu antin nen nuno fop et il y a également ye o ɗeetangaan ne coalition fe sayitna ten re là où Yewwi Askan Wi est majoritaire ten taxu on garde Yewwi Askan Wi ten na adoka liste départementale ndiki si poste suppléant fe de ngaƴanin a wàllu Sénégal ken taxu nak a damale ke de laye Jambo Ndour de Djilas ten na gara a ɗugana le gars fe andoona yee ten investiré sur la liste de Yewwi Askan Wi au niveau département de Fatick ino fop i antin nen kon Djilas proximité ino a mata in trop kon ku i ndamka teen a refat ya andoona yee i mbange ten a qoox in a paax appel fen aussi ten i lancer a nuun nuno fop i saaxu leen daal ten i laya na taɓan daal ken bug'umo lay fu nuun ngon monsieur Daouda Faye andoona yee ten est le coordinateur de la grande coalition Wallu Sénégal a refa aussi une partie entière comme intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ufok Diofior ino simna nun to mbasno ha nun haq nculli ke kay inorna mbasana fop haq to ngeda roog te fokata in ino fop a wasana in nom to hid rek ne delletuna Moustapha Diouf ou Ablaye Thiam i inorna politique inorna élection locale atu nom to ha it na élection tere élection législative kam élection locale kay inorna nak ye imia les porte à porte a jege kilifa fa andoona yee ndeta ndet ɗeetkin te lamta in ndax candidat pom den njogu Diofior i lene candidat ke a ndeta bo ɓetaan naak te laya ine baax na a laya ine wuju baax na ndax dina yokku góorgóorlu i te re ngenir nerte waganuma traduire it na sereer ngenir xana ɓaat a korgorlax ngenir naga nak ten i ngoya saate fe yaam fogame ngenir naga a jeg Diofior ten arranger u in ndax xana ɓaat a we ndena men a korgorlax mais te jeg Sénégal it ten na moƴ ka faax ndax xana ɓaat aussi a we andoona yee den saqu Sénégal fop a adotin xana ɓaata den a korgorlax no ken nak i ngoya nuun ino opposition Sénégal particulièrement Diofior te reke u tubaab a xooxa cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale i mbug nak ngenir ne na jeg entre opposition fu parti au pouvoir wala coalition au pouvoir te re oxe Macky Sall adotna ndiki kam ngenir ne nak mute xootena xana jega wa andoona xana ngeenoox a laya ngenir ne a jeganga saate fe avancer ker mais kaga fop palle caaxaana re ngenir ne avantage porten re ten ndax xana tax président fe reena meen ku te jeeme gina xana doubler in kon a doubler angan xu andoona yee ge'a xo jala to ke te jala xana doubler in ya ngenir a jegna o fexe bo ngenir ne na jeg avantage fa lakas fe andoona yee ten jegu ten re ngenir ne jeganga xana permettre tension keke na njegan saate fe a mbaajox nama mbaajoot ka
parce que opposition a jeganga majorité au niveau de l'Assemblée xana mbagu contrôler a ke andoona ye ten gouvernement fe a imposer a au niveau de l'Assemblée bo waag kate jeg to ke na imposer el au niveau de l'Assemblée refe ka andoona ye a arranger a saate fe kon i ngoya nuun fop nu ngeenonu ken bo cohabitation fe na jeg. Assalamu alaikum rahmatullah. Fok Diofior ino ngaro xay simna nun ino coalition Yewwi Askan Wi Wallu yo mine fek na leya fun lumine Dawda Singi Thiam mu fan mena grand parti to mbok coalition fe i ber kame fo papier na rek i culli ke i mbatna ine ngada rugu yal a wasna in bakat ke a fexe aussi i madin pan ku kina xedna ten roog yàlla jaɓanuun ten roga ɓaat jam fe a ɓaat yuule a mosana qeña ke iyo ne fop a letuna rek fa le fe moom andame goɗ kate parce que danaka a leya fop ino nak ino grand parti musa musu engagé o politique fe Sénégal fo politique fe Diofior mbog coalition fe di leya Yewwi Askan Wi Wallu ti jeg élection kay njofa ngeɗa nak jeg taga ndam nda nak ke i ngimna ten rek coalition na nananga te leel pour nu mbogatox yoon ɓatir doole mboga ñoxale njeg ndam kino kiin me farona woxu saarlo bata mok to encourager xa andoona aussi a fora saarla ten ko game fop a mokanga ay njeg ke i mbugna nda calel nak wage bugu wine nu mbugu yoon te sayt ne rewa na una rek a ɗasra xan na paan waga suti kero on doit faire preuve de dépassement ande refe o leŋ problème coalition o i mbiyanga rek xa i njeg ke i mbugna xa i mbugu ten re élection ke i njofa i mbagu i gagner njeg député mew député ka andoona aussi ndeke assemblée pour président mais maaga ndeka a ndefan saate fe a ngeno problème ke wiin we parce que o ñoowle chera foofi jege santé fe ñaaƴeeru jiranga meke sax wo xalata ne fika bo wotu kene fop nananga te sayt nen te njega jeg député ka andoona ye a mofana maaga santé fe a mofana maaga wiin we député ke ndena assemblée fop ka mboxa rek président ndefanuma to ge a maate make xeeke maat na ɗom na re pour kene wat nak fat i saɗakino ino fop i ndam teen mbexe ne fop a letuna gagner élection ke mbago imposer a maki politique fe saate fe mbugna politique fe wagna jofan saate fe mbamir iyo bom panga rek ten re au niveau local aussi comme ne to fe na lutna xator i mbexe aussi a ñoxale fop bare xar problème ke rena saate fe très foof mais surtout santé fe a re problème ka andoona ye a mbara mbaru ndigil une fois pour toutes i pour kene a jeg nak nuno fatu saɗakinoox ino i saɗakino me i mbarna nuno aussi nu saate fe mais nu mbarna nu saɗakino comme nu mbiteguna fa feetu faak ndam ñoxale roga ci'a in ndam ke warena meen a wat i ɓiid meen paax ɓiid meen xas ka andoona ye xana jofan saate fe mbamir mais a jofan surtout Diofior fe ke andoona ye problème ke mea me kene daal a foga ke andoona ye te moƴu in na in ino ngonoxa fop i ngaƴe leŋ PUR PASTEF Taxawu PDS grand parti i ngaƴe leŋ i coalition fop ino ngonoxa nuun kino kiin mu militant fa reno xoonoxin waxtaan fu ten de ndam teen i mbagu ngaƴe roga jofan saate fe mbamir fop a naat iyo pour i ndeɓan rek fa mbañ fa le fe me a goɗ i meen rek i ndeka ino i ngeɗa fop iyo xeɗa roga ci'a in jam bo i maadin tallin iyo wassalam mbaasna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depuis Diofior, ni professeur Abdourahmane Thiam, adoxan Taxawu Sénégal, nekk Diofior toog na Yewwi Askan Wi, def aussi coordonnateur fe intercoalition fe to élection ke inooxna mi personnellement jeg axem occasion pour joka njal saate fe parce que nu anda ne élection ke saxit ina
ñaktenu ndeɓes a komala fo élection ka njoka njal saate fe ne solidarité fe mais a commencé d'abord par avec mbida xama ke taxna bo de lay Diofior o lembu lenku ta ref candidat ke oxu refna ten pour a doxan saate fe kaga ref u yene of nda koy nu politique a nanta rek a mosanel bo ino weke ken i saqu ken i comprendre u ken taxu bo keke re occasion idéale remercier a candidat ke ando naye kam ɗom lene am ngara a mbugin fu mi e a njale am 9 candidats i nde'u Moustapha Diouf moƴelu an ne ma patar moxo remercier an parce que yete jegna a gara mbinna maga re'u e a jale it remercier a Coumba Ngango remercier a Alioune Thiam Moudir remercier a Moustapha Khady Ndjisis remercier a Fatou Thiam remercier a Ibrahima Diogoy Faye remercier a Daouda Faye weke ando naye a njale axamu ndeɓes te ref ɗom to fogame a faax rek ku i ndefa ndef na politique aussi a leyale la politique est ancrée dans le social ou encastrée dans le social te re ka jeg na solo kon nag roog a fiyanga xay i mbokatoox njeg yéene saate fe fogame kene rek pour message fe nu lena in ten taxu bo i mbokatoox xay wallu ke u tubaab a leye enjeu i enjeu ke a re ka ando naye a fof manam démocratie Sénégal fe Sénégal me ta tolorna parce que o ɗendora mos u ref kam Afrique de l'Ouest kam adna fe to kaga a reta xay bo o ɗendoru len oxo bugu gefel kon nak awe ando naye démocrate nde a mbug saate fe den ngenoxu temme a lenage kene moom ware jeg parce que démocratie tabaxare ka tabaxe gena depuis période Mat Fall yina ñoxorel bo indépendance a jeg indépendance fe jeg opposition nga a fi a légaliser au Sénégal Maître Abdoulaye Wade c'est l'occasion de saluer première opposition légale en Afrique te jallu saaru maak wàllu démocratie Sénégal indeta ke Macky léegi na fi 2 mandats te na fi ka a leyane lekate ten kon nag mada buga 3e mandat no kena bugu ɓiida yine to fogame ne ngoor ke letuna xator kene a wara waru éviter el i bo i mbada maaga ndiik i mbaag nu ndegle élection ke ka ande occasion pour ino iyo 3e mandat fene élection député nag a refanga ne département yin ɗik na njangel comme tenam comme colistier a jega xa jangena a mata in meke an el Jamboñ a fog ne wallu comme ne kii letuna xator Ablaye Thiam o xene a inoox ne yeewi ken laltu ye tenam ke a ñoxale ino mbogun kon nag kene jega nga i mbaagu ñaax militant ke sympathisant ke fo ye ando na kilifa leader d'opinion nde saate fe da ande vraiment vote ke de laya vote utile tubaab a laya vote utile vote fe jeg na njiriñ ten i mbaam no tune ke kon nag i mbara mbaru mbexey mbote a bulletin leke rek ten na re ka antiyenam ke i mbote a bulletin leke ando naye tiit ɗik deno ndarun ndi leng ne are o saaxu ñam maak o xene re o saaxu jannu a bulletin le nu nge an te nan na kon nag o xeeke ten re bulletin le ando naye
te na xafka a ñoxale andone i mbara mbaru éviter mbamir ne Sénégal to leya nun aussi fata i moytu oox politique xaalis parce que yiine a ngaranga a cooxa nuun xaalis nu mbote ana den ƴufa nak xa kiita ɓetax mbamir xa andona ye coono tigi tenu ndeka kene fat i moytu oxin to kene a re ka andona ye ten re u feemule andona ye ten pouvoir fe tena saqu Sénégal aussi a jega jeg ka i ñoowa i mbarinu aussi moytu oox parce que démocratie refere o jila awe andona ye de mbarunde adversaire of politique nu ɗeetangaan Karim Wade a écarté e kaga c'est pas normal Khalifa Sall a écarté el ça c'est pas normal bugu choisira en langula dal e mi moom kan jil ka prix ke andona de waru mo afritel i tollor meke xay te Ousmane Sonko encore ten waru rel liste fe mbamir ne te ñoxorel fogaame fop nangi andora bo ke jegna minière ke o kiino xa retna bo nu mbaas politique sax mbugunu mbañca sax te jul ik juma nu anday kaga a jegi a dayo kon nag i mbaru mbokatoox maaɗoox a paax a paax pour yeewi fu wallu a gagner élection keke to i gagner anga élection ke ino na mborme ka gouvernement fe ten rek to fe na léegi na xator cohabitation te fog ne expérience démocratique parce que awe na leye waago xeer mbaa xana ɓid problème ande ke den leya ay francine weke na lele ay démocratie avancée awene a njega plusieurs expériences ne wallu cohabitation kon nag yeewi gagner anga former gouvernement fe xana tax bo coono feke i ndefitna xana waajoox fu aussi xan i mbaagu appliquer une gouvernance ke na ñaaƴa meen yino fop andun a problème ake main problème foofi problème hôpital kon nag i mbiyange attention mbote massivement meke Diofior pour wallu fu yeewi a gagner meke mais i njofa hôpital fe ino xeeke moom on risque fort sax a waawi gel i a tuxalelu miñu lakas i men waagumo de côté fene i kon nag i mbexey bo lal saate fe ye ino saqu solution fe pour mbaagu ndegle a problème ake parce que yaal xam-xam soom den xetu meke iyo keke daal ten bug umo le joka nuun a njal a paax a paax campagne fe démarrer a ino ngeɗa nuun nu mbi très attention ke yiina leya nuun fo xaalis ke na circuler a yengule kene moom refe jege mujj iyo kon nag joko njal saax le ne da liital c'est bon donc investiture VMI voilà donc sur la liste nationale donc liste fe andona ye Ousmane Sonko ten re'u tête de liste fe yo ke taxna bo te waagu leyele Macky ñoxore Ousmane Sonko soom de Diofior a ñoxora ne te waag na leel Macky ñoxore Ousmane Sonko soom mais en même temps ka te fokata Diofior ten i iyo parce que liste fe Ousmane Sonko dirigé na ten fogu kon nag kene Diofior aussi a mbaro anda paax iyo i saate fe a mofanga ba a fokate liste o kiina ñoxoran mana fada ande o xaaga ennemi den a ref iyo ken daal ten bug umo ɓaat teen iyo i saɗakinooxa paax a paax iyo ndaa koy waaga xaña o kiinoxe keke sax to peut-être solution a ndefu mbiñu lakas i mais ke jeg na solo ten refu ye fata i mbexey bo meke a Diofior
intercoalition Wallu fu Yewwi a gagné meke i chacun gagne chez soi i mbagu mbexey département fe i gagné au niveau national mbagu mborme gouvernement fe na gara yal xam-xam pornde meke i jangtidanga mana docteur Ablaye Djidjak fana garne Moustapha Diouf ma patar garne Ablaye Thiam garne mi Daouda Singi docteur Tofen encore Diom fu lakas docteur Daouda Faye aussi Wallu e fu lakasaw andena kam fe iyo kon nak yal xam-xam de men awa andone i gagné anga mborme gouvernement fe ke da lay te foranga rek fo panga jaten iyo tare ka ndam fu intérêt Diofior iyo joko njal sama mbokk jigéen ñi asalaamaaleykum jotaay bi ñi fi nekk kenn ku nekk maa ngi lay nuyu di la sargal di la jox sa wàccuwaay di leen ziar bu wér a wér ci tabaski bii ñu jógee di ñaan sunu borom mu may ñu teewe ko ay ati at bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wante dafa am loo xam ne dafa xew ndax jamono moom buy dox da ngay dox ànd ak moom muy dañu jublu ci li ñuy wax élection législative maanaam dañuy tànn ndawi réew mi nag mooy kenn ku ci nekk localité ba nga nekk dëkk bi nga nekk da ngay tànn koo xam ne daf lay teewal ci pénc mi ñuy wax assemblée ñu jublu si fu mu nekk nii ñu am nag lu ñu bëggoon li ñu bëgg moo di au niveau de Diofior fi nga xam ne ñun moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy taataagan ñu bëggoon ñu may ñu si ndam bi nga xam ne dina fexe ba ñun ñii waa Diofior dinañu am koo xam ne lu ñu metti lu nekk dinañu ci gindi dina ci am taxawaayam dafa fekk nag ne dama toog fii di jigéen ma toogal fi ay jigéen ma war a wax ak sama mbokku jigéen ñi ndax ñun kay yar ñun la kay yor kër ñun la ñun ñëpp metti boo xam ne naam suñu góor yi ñooy daw di ñu jox waaye toll nañ jamono joo xam ne tey junni sax bu la doon dépensé yaa ngi onk kon metti na ñu leen di wax ngeen xippiwaat seeni bët au niveau de Diofior xippiwaat seen waxuma da ngeen a gëmm gaa waaye nanu yokk xippi bët yi bët bi moo di dootuma tànnati koo xam ne dama bokk ak moom ndax xawma lan laa cay jële mais damay tànn koo xam ne dina am motuwaay dina am taxawaay boo xam ne fa nga xam ne fa laa soxla mu taxawal ma fa dana ma fa amal njëriñ metti na sunu ndox taxawatul sunu hôpital taxawatul kon ñu war a xam ne ñun jigéen ñi dañ cee war a am wàll woowu lañ leen di woo tey na ngeen moytandiku ñi nga xam ne dañuy ñëw jox leen seen xaalis duy leen ci oto ngeen dem di leen tàcc pour lan fu jigéen taxaw fu góor taxaw jigéen war na faa mën a taxaw tey ci jamono ji fi ñu toll ngir yàlla seet leen ngir yàlla ngeen xool seen doom yi nga xam ne yéen leen yor ca kër yi seen doom yi ngeen xam ne ñoom ngeen yaakaar pour ñu war leen a mën a yor bu subaa fi nga xam ne fa la ñu jublu muy jeunesse bii tey ngeen jublu fa jàppale seeni doom yi ñu tàbb ay nit ñoo xam ne ñu demal ñu ci suñu penc moomu ñu jooyal ñu fa jooyantul ñu fa loolu moo nekkoon loo xam ne lu ma tenir à cœur la ma ne dinaa ko wax ak yéen bu loolu weesoo am na loo xam ne moo fi am muy bulletin bii ñu fi teewal mooy bulletin wu Yewwi Askan Wi ndax ñun ak Wallu ak Yewwi Askan Wi ñun ñoo ànd di coalition bu mag ñëpp moom la ñu bëgg fu mu nekk nii bu ñu kenn bàyyi gannaaw ñun waa Diofior nañu tànn kii bu bés ba jotee ndax illaay war a suuli ñu am ndam fii am feneen ndawi réew ma fay toogal ñu toogal fa seen askan lu ñëpp bokk ñëpp jot ci. Une femme candidate députée Jamboy Ndour Djilass pour jigéen ñi. am na koo xam ne ndax ñun Diofior kat Yewwi Askan Wi ak Wallu bàyyi ñu gannaaw ñëw nañu ba fii Djilass tàbb fa koo xam ne mooy Jamboy Ndour kon kenn ku ci nekk kooku kat na nga xam ni sa doom la fii ci Diofior boo tànnee bulletin bi fal nga Jamboy moom mooy sa ndaw goo xam ne moo lay toogale ca penc ba bu ñu kenn bàyyi gannaaw.